mbokk yeeg xarit yi am mbégte lool janoowaat ak yéen ci li nga xamante ni moo di point de vue sur nag tey jii dinañ waxtaanee li wàllu mbas mi ci loolu nag suñu gan tey jii moo di docteur Youssoupha Ndiaye nekk chirurgien dentiste docteur Ndiaye ñoo ngi lay nuyu di la gërëm ndax amul aussi lu ñu juum ci présentation bi. waaw jërëjëf Adia maa ngi lay fay di la remercier aussi ci invitation bi xanaa rek wax ni que tamit effectivement nekkoon naa directeur hôpital en tant que chirurgien dentiste d'abord ba pare ma nekk directeur hôpital niveau 2 ak niveau 3 yi ba pare aussi assuré naa ay jamono fonction d'âge maanaam directeur de l'administration générale de l'équipement du ministère de la santé waaw loolu à part ça moom daanaka wax nga lépp quoi. mais am na tamit tuuti politique aussi. waaw politique waaw politique bi moom dama si cofoon tuuti rek mais fu mu nekk nii moom maa ngi stand by quoi. lu waral stand by bi. bon stand by bi xam nga rek moom jamono et puis tamit dama sóobu ci sama liggéey gis nga yaa ngi ma fekk ci cabinet dentaire ma delluwaat ci sama liggéey cosaan quoi. docteur Ndiaye gis nañ ni que fan yi li nga xamante ni moo di mbas mi lim bi dafa xaw a néew wàññeeku bu baax ndax loolu lan moo waral d'abord mbir mi di wàññeeku ci lan la ñu sukkandiku. xam nga boo gisee mbir mi mbas mi daanaka ni mu feeñoo ci àdduna dafa feeñu jékki-jékki di yokku jékki-jékki di wàññeeku waaw nañ wax ne que nag maanaam lu ko sabab maanaam xeetu maanaam mbindeef bi ñuy wax virus xëy na moom moo demee noonu moo tax dafa mën a soppeeku tamit dafa mën a soppaliku moo tax mais le fait que muy wàññeeku di yokku par exemple fi mu nekk nii dafa wàññeeku mais warul tax ñu bàyyi suñu loxo parce que virus bi moo mel noonu virus bi dafa nekk benn xeetu mbindeef bu doy waar bi nga xam ne ni maîtriser ko dafa jafe gis nga moo tax même pour utal ko vaccin bu efficace 100% sax jafe la gis nga léegi sax ñu ngi wax ay waxu 3e vague de vaccination mais li wóor bu wóor mooy que même wàññeeku bi mu wàññeeku warul tax ñun ñu bàyyeeku waaw dañ ko war a boole fi mu nekk nii virus bi dañ ko war a boole ci suñu dund quoi vraiment dañ ko war a boole suñu dund di jël maanaam mesure barrière yi ñuy wax yi di raxas suñu loxo waaw di moytu yenn dajaloo yu bare yi même bu ñu koy def it nañ ko def ci respecter li ñuy wax distanciation yi yooyu vraiment loolu bu ñu ko defee mën nañ si génne mais virus bi moom dafa nekk xeetu mbindeef bu doy waar bi nga xam ne bi dañ si war a bàyyi xel parce que noonu lay ñëwee day ñëw jékki-jékki yokku jékki-jékki wàññeeku kenn mënul xam lan moo tax mu demee noonu. mais est-ce que aussi amu si taxawaay ñi nga xamante ni ñoo di nguur gi. waaw ci loolu. waaw wàññeeku bi mën nañ ne que mënuñu si génne tamit liggéeyu nguur gi ak liggéeyu docteur yi. ak askan wi suñu naataanga docteur yi. ak tamit askan bi. di dégg wax parce que communication bi ñuy def bi dina tax nit ñi effectivement di takk masque di raxas seen loxo bàyyi xel feebar bi parce que feebar bi tamit gis nañ que yóbbu na ay nit yu bare. ñi nga xam ni malheureusement ñàkk nañ ci seen bakkan waaw loolu tamit xam nga am na ay famille yi xam ni impacté na leen te loolu tamit gis nañ ni que mbir maa ngi fi waaw mbir maa ngi fi moo tax liggéeyu nguur gi ak liggéeyu nit ñi ak liggéeyu docteurs yi surtout sama naataangal docteurs yi nga xam ni vraiment ay jàmbaar lañ quoi jàmbaar lañ bu baax a baax parce que tey jii nii am nañ expérience bi nga xam ne bi ci wàllu faj mbas bi nga xam ne bi ñaanuma ko yàlla même dara dootuñu mën a bett daal. waaw man gëm naa ni que tey jii nii sama naataangoo docteur yi faj ci mbas mi. am nañ fi mu nekk taxawaay ba nga xam ne bi tey jii nii mën nañ wax ni que am nañ expertise ci wàllu maanaam mbas. ak lu mu mënti doon. te loolu vraiment dañ leen ci félicité. te tamit nguur gi jàpp na leen bu baax a baax. waaye bi mbir mi jéggee dayoo kon lan moo doon dañu sàgganee mbir mi wala lan la woon. non li ma wax ni. parce que demoon nañu fi ba tollu ay 200 et quelques par jour. waaw mais gis nga virus bi moo mel noonu daanaka gis nga boo xoolee ba xool amul garab maanaam suñu naataango docteurs yi ñoo am seen i pexe xam ni virus la xool fi ñu koy jaaree pour mën ko maîtriser mais
même vaccin bi gis nga vaccin bi dañuy def benn def ñaar léegi ñuy wax troisième dose de vaccin maanaam virus bi ci boppam moo toogul dafa naqadee jàpp dafa naqadee xam waaw loolu moom mooy mbir mi mais vraiment effort yi ci borom xam-xam yi suñu naataangoo docteurs yi ak nguur gi tamit li mu ci def ci wàllu jumtuwaay vraiment lu am solo la te tamit tax na ba affaire yi vraiment ñu gis ni que waaye mi ngi wàcc bu ñu fàcc tamit ñaanu nit ñi baax ñi vraiment man dama ko ci boole parce que nit ñaa ngi ñaan aussi kilifa yu baax yi ñu ngi ñaan donc bu ñu boolee loolu yëpp boole ci di jël mesures yi matuwaay yi nga xam ni moo jëm ci cet ak ci moytu yenn booloo yu metti yi ba pare nag di raxasu loxo ba pare di sol masque tamit loolu moom bu ñu koy def foog naa ni que vraiment mën nañ ci génn quoi. mais nee nañ tamit que dañu war a dund ak mbas mi di virus bi il faut ñu jàng dund ak moom laa la wax sànq dañu war a dund ak moom nekk nii toll nañ fi xam ne fii waruñu tënk waruñu tënk d'ailleurs man foog naa sax dégg naa am na benn dëkk bi nga xam ne bii moom booletul virus bi comme mbas daf ko boole comme feebar bi nga xam ne bii dafa sax ci dëkk bi que dañ ci wala bàyyi xel di ko sóoraale donc booletuñ ko sax comme xam nga pandémie ak épidémie mooy li nga xam ne day ñëw jékki-jékki dem mais am na dëkk bi nga xam ne bii booletu ko luy ñëw di dem daf ko boole li nga xam ne dafa bokk ci feebar yi dal ay nitam donc ñun tamit dañu war a considérer ni que am na sax foog naa ne benn kilifa bu ko waxoon ne que virus bi mi ngi fi il faut que ñuy dund ak moom waaw il faut que ñuy dund ak moom ci wàllu suñu melokaan suñu relation ak nit ñi ak tamit ci wàllu cet parce que affaire bi virus bi boo xool wàllu set ci la ñu gën a wax nit ñi ñu koy def parce que bu ñu nee nañu raxas suñu loxo parce que mbir mi ñoo koy jàppee ci li si gën bari ci loxo la ak tamit yu jëm ci gémmiñ ak ci ay bakkan ak ay bët. tàncaloo yi nag d'ailleurs moo tax ñun ñuy faj ci gémmiñ dañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ci virus bi d'ailleurs ci suñuy jëfandikoo ci suñuy faj ci de tout temps loolu dañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que dañuy faj ci gémmiñ te lu si ëpp mën naa ni que virus bi ci gémmiñ lay dem moo tax sax boo gisee ñu naan distanciation dañu naan booy wax boo waxee pépp tuflit yi dem yi mooy wàlle donc en ce moment ñun ñi nga xam ne dañuy sëpp ci gémmiñ moo tax ñun dañ ci jël ay matuwaay yu wóor a wóor maanaam diggante ñaari patient dañuy def de telle sorte que maanaam wàllante du mën a am ci ñaari patient wàllante du mën a am ci patient bi ak ci ñun wàllante tamit du mën a am ci ñun ak ñu seqal liggéey bi ndax tamit koppar yi nga xamante ni dañ ko dugal ci xeex mbas mi nekkul loo xam ne lu jéggi dayoo comme xamuñu que mbas mi lan la ba léegi yéen ñi nga xamante ni yéen ay spécialistes yi ba léegi kenn amul kenn ci yéen ku mën a wax ni que lii mooy faj mbas mi. waaw loolu dëgg la mais koppar gi moom mënul jéggi dayoo est-ce que tuutiwul sax parce que waaw parce que milliards yi bëri na de docteur. waaw milliards yi jëm ci wàllu faj mi walla ci wàllu lii. lépp en général je veux dire. waaw xam nga nag mbas mi laalul rek nit ñi ci wàllu feebar dafa laal nit ñi sax ci wàllu koom donc bu nguur gi walla ay yenn nit jógee pour jàppale nit ñi ci koom def ci alal ju bari loolu foog naa ni du jéggi dayoo lu baax la. waaw lu baax la. mais mënut suñu ko defaat ko si de mënul nekk de comme na nee nañ léegi mbas mi dañuy nangu dund ak moom. léegi dama lay laaj ñi ko defoon ñoo ni mënatuñu defaat wala. non dañ ko warul defaat xanaa. dañ ko warul defaat. comme nee nañu kay mën nañu dund ak mbas mi kay. waaw mais nag mën a dund ak mbas mi. parce que amul fu ñu mën a def koppar yi tamit feneen. si mën a dund ak mbas mi moom moo war a entraîner que ñi ko doon def continuer di def waaw c'est-à-dire que. dund ak mbas mi day nekk li nga xam ne accompagnement bi nga xam ne bi dootul dàkk day continuer di dem rek loolu la ñu war a def. yow ndax njort nga ni que mbas mi mën na fi jóge ci àddina bi une bonne fois pour toutes wala da jógee ko fi. mbas mi xam nga virus bi li ma la doon wax nii que dafa naqadee maanaam jàngat ba xam ko parce que day soppaliku ëllëg virus bi mën na jékki-jékki rek dootul am dangar mu mel ni virusu grippe. xam nga grippe fii yàgg nañ ci am ay grippe te vraiment man ci sama fàttaliku grippe xëy na woon daanañ nit mais grippe buy reyee man xëy na ci dëkku tubaab yi rek laa ko doon dégg mais suñu fii moom daaw ma dégg ay grippe buy reyee mais xëy na mbas mi mën a dem ba toll fi nga xam ne fii day nekk genre grippe rek lay nekk
genre grippe bi nga xam ne bii dootul am dangar ak métit ak maanaam ni muy daanelee nit ñi ba di leen faat comme ni ñu ko gisee xëy na mën na dem ba wàññeeku noonu mais nag man mënuma la wax ni que wax dëggantaan que mën na fi jóge waaw loolu moom wax dëggantaan loolu parce que virus bi moo demee noonu dafa jafe maîtriser jafe-jafe xam mais tamit mënuma wax ni que mënu fi jóge mën na fi jóge comme mën na fi bañ jóge mais li wóor comme mi ngi fi nañu fexe rek ñun di def ak di dund comme bu fekkoon ni que du fi jóge waaw maanaam di jël matuwaay yi war a tax ñu mën see mucc. ndax matuwaay yooyu dafa war a wéy. waaw dafa war a wéy man gëm naa ne dafa war a wéy même bu dul virus bi sax dafa war a wéy am na fi temps ay feebaru loxo yu salte yi ñu wax mi xam ne nit ñi di am seen biir yu daw yooyu feebaru ñàkk raxasu rek la woon xam nga raxasu moom avant virus bi di fi ñëw sax mbas mi di am dañ doon wax nit ñi ñuy raxasu di set loolu wàllu cet moom dafa bokk ci li nga xam ne wàllu hygiène la waaw dafa bokk ci wàllu hygiène d'ailleurs sax suñu réew sax am na ministère bu yore wàllu hygiène donc am na fi service d'hygiène donc affaire hygiène dafa nekk bokk ak dundu nit donc nit daf si war a bàyyi hygiène li ñuy wax hygiène ci boppam ak hygiène collective loolu nguur gi am na ci responsabilité nit ñi aussi am nañ ci responsabilité waaw. mbokk yi ak xarit yi may fàttali ne rek suñu invité tey jii si point de vue sûr moo di docteur Youssouf Ndiaye nekk chirurgien dentiste docteur Youssouf Ndiaye yàgg nga si li nga xamante ni moom ngay liggéey amoon na ay réformes hospitalières ci atum 98 réforme yooyu ndax niñ ko dawalee duñ ko tëralee ndax jaar na yoon réforme yooyu aussi est-ce que 98 ba tey ndax nekkul ay réformes yoo xamante ni yu màgget yoo xam ne àndul ak jamono te ñu nekk si 2021 bëri na ay coppite yu ñëw si wàllum wér-gi-yaram. waaw effectivement réforme hospitalière bu 98 waaw réforme la woon bi nga xam ne bii bu amoon solo laa la bi nga xam ne bii dafa soppali maanaam doxinu hôpital yi waaw parce que dafa jëlee hôpital yi ci service administratif bu simple yóbbu leen ci benn niveau bi ñuy wax établissement public maanaam réforme bi dafa dooleel hôpitaux yi gën leen jox responsabilité ba pare yokk leen ci wàllu jumtuwaay. ci xalaat mais loolu ci xalaat rek la de fësalu leen ko de. non même ci jëf parce que hôpitaux yi ak réforme bi la ñu am conseil d'administration waaw la ñu am conseil d'administration la ñu am yenn kuréel yi nga xam ni dafa nekk ci biir hôpital bi comme ay commission médicale d'établissement commission technique d'établissement maanaam réforme bi dafa ñëw pour dooleel ñi yore responsabilité doxal hôpital yi dafa ñëw pour dooleel leen jox leen cër ba pare jox leen ay moyens parce que réforme bi ñu ko defee ci la état commencé di jox ay subventions yu am solo hôpitaux yi maanaam seen am yokku na ba pare ñu dooleel hôpitaux yi jox leen maanaam li ñuy wax personnalité morale maanaam jox leen gëdd quoi bu nga xam ne bi dañuy mën a sax di doxal seen bopp maanaam di jël yenn initiative yi maanaam pour gën a yokk maanaam paj mi gën a yokk jumtuwaay yi ak yooyu daal dafa ci am lu ci am solo la woon mais. xanaa sóoraale wu leen woon seeraayu paj mi. parce que fu mu nekk nii ngir faju lu metti la de. sóoraale nañ ko mais xam nga amul dara lu ngeen ci indi ci coppite. réforme bi dafa am man li ma ko gisee dafa am lu ci sooxe. waaw waaw d'accord naa ni parce que bi ñu koy taxawal jumtuwaay yi ñu ci waroon def dañ ko commencer rek après mu mel ni dañ ko bàyyi de telle sorte que li nekk ci biir ci wàllu niñ ko war a mën a xamee ba jàngat ko ba xam naka lañ ci war a taxawee dafa xaw am lu ci xaw manqué de telle sorte que ñi ko ŋànk yenn saa di gis ñi ŋànk réforme bi sax xamuñu réforme bi naka la tëddee. est-ce que du tële kon est-ce que du tële. non du tële xëy na ñàkk xam ak. ñàkk vision ñàkk xam parce que réforme bi bi ñu ko tëralee dañ ko waroon accompagner ak li may wax li nga xam ne bi formation maanaam njàngale bi nga xam ne bi du dàkk
ba nga xam ni que ñi fa nekkoon ak ñi nar a ñëw sax bu ñu duggee dinañ continuer di leen wax réforme bi naka la tëddee lan la ñuy xaar ci ñoom ak seen taxawaay nan la war a mel mais réforme bi malheureusement bi ñu ko taxawalee dafa am lu bari li muy wax formation continue bi nga xam ne bii maanaam daf si manqué bu baax parce que di nga gis ay directeur hôpital yi nga xam ni réforme bi mën naa ni que maîtriser wuñ ko bu baax xëy na bu ñu si liiree yenn kii rek lañ si am bon di nga gis ay kuréel yi nga xam ni ni mu waroon doxee wu ko bu baax maanaam comme li ñuy wax commission médicale d'établissement CME waaw seen rôle bi li si gën bari xëy na peut-être léegi de plus en plus nit ñaa ngi koy comprendre mais dem na ba à un moment donné commission médicale bi dafa nekk li nga xam ne lii kuréel bu nga xam ne bi dafa ëmb docteurs yi ñi ñuy wax docteur maanaam ñi nga xam ne ñoo féetee kaw ci wàllu faj bi mais te ñooñu dañu waroon nekk benn kuréel mi nga xam ne dañu war a nekk mën naa ni que kuy gën a dimbale directeur bi ak conseil d'administration bi pour que ñu mën a daanaka gouverner hôpital bi mais li si gën a bari dañuy gis ay hôpital yi nga xam ne nii kuréelu médecins yi genre syndicat lay nekk waaw parce que dañuy seen mbiru bopp lu ñu gën toppatoo ko finalement mbiru hôpital bi te waaw loolu am na si quoi yooyu ay dérive li nga xam ne nii bon gisoon nañ ko ci début réforme mais yooyu yëpp xëy na ñàkk formation continue bi mu wax bi nga xam ne bi loolu moo ko manqué ak ñàkk comprendre maanaam ñàkk xam li ñuy xaar ci réforme parce que réforme dafa am li ñuy wax loi la dafa am li ñuy wax esprit ak lettre maanaam lettre bi mooy ni ñu ko bindee esprit bi mooy ñi def réforme bi ba voté loi bi li ñuy xaar ci ñi ŋànk hôpital yi loolu moo xaw a sooxe parce que ba boo xoolee ba tey ni yaa ngi wax ni paj mi dafa cher effectivement parce que ba tey ji nii te loolu lu ñu waroon xam la kenn mënul xam maanaam paj mi lu muy jar xam nga tey booy bëgg a jënd marchandise yi nga xam ne marchandise bi de nangam lay jar bu ma koy jaay naa si teg temps pour am nangam mais tey jii nii suñu faj kenn mënul wax maanaam les coûts de prestation kenn mënu ko déterminer dañu ñii rek xool rek nekk bon nañ ko nii la ñu jaayee nañu laaj lii 5000 7000 alors que état te ñi ngànk réforme yi ñoo ko waroon def ñoo waroon toog saytu ba xool la réalité des coûts def li ñuy wax comptabilité analytique bi nga xam ne dina la wax piqûre bi boo jëlee piqûre di piqûre nit piqûre bi ak li nga koy piqûre ñaata lay jaar bu fanaanee foofu li muy lekk li ñu koy faj docteur bi koy faj courant bi ndox mi lépp war nañ mën a xool ñaata lay jar bu ñu xamoon loolu ba xam ni ko kon hôpital bi malade bi temps la koy dikke su boobaa état bi nga xam ne bi moo fi nekkal ñëpp mën na xool naka lay génne subvention jox ko hôpital bi de telle sorte que hôpital bi buy laaj malade bi xaalis xëy na du ko laaj lu cher comme ni ñu koy gisee nii parce que actuellement nii prix yi cher na mais est-ce que prix yi ñuy laaj malade yi mooy réalité prix bi loolu aussi. dafa gën a néew wala dafa yokk dafa jéggi dayoo. man yaakaar naa ni que li ñuy laaj yi xëy na peut-être cher na ci malade yi mais tamit cher na ci hôpital yi parce que tey boo xoolee suñu hôpitaux yi bare na li ñuy wax initiative de solidarité gouvernementale mooy initiative de maanaam mooy gratuité yi ay plan Sésame ay gratuité césarienne gratuité pour les enfants de 0 à 5 ans yooyu yëpp xam nga boo ko xoolee ak CMU bi boo xoolee yooyu day nekk bor bi nga xam ne hôpital bi da koy gàddu buñ ci boolee loolu wax dëggantaan xëy na hôpital bi bu dee mi ngi laaj dina cher parce que état joxu ko li mu mën a wàññee njëg bi ba pare état tamit yore na ko bor donc finalement dafa nekk mbir bi nga xam ne bi dafa laaj saytu bi nga xam ne bi ak engagement kilifa yu mag yi parce que ñoom ñoo mën a soppi mbir bi parce que directeur hôpital ak loo am yéene di bëgg a liggéey di bëgg a faj mi jaar yoon sa yéene rek nga am mais say pexe dafa limité ñi yore mbir mi dëgg mooy ñi yore nguur gi commencé ci président de la République ak ci ministre mi ñu jël mu nekk une volonté politique pour que mbir yi change
mais nag bon ni mbir yi di demee nii gis nañ ni que ñu ngi def alal maanaam ci wàllu santé. te amu ci benn impact. ah si xëy na dina am impact parce que boo xoolee ren rek hôpital yu bari yu bees tax di ubbi. mais est-ce que personnel baa ngi fa ubbi hôpital c'est une chose mais teg fa personnel bu war ak li nga xamante ne mooy jumtukaay bi beneen la. waaw mais adi am nañ yaakaar ni que ku def loolu kat saa waay war mën a jox personnel bu doy ak jumtuwaay yu doy loolu nag moom mooy le grand défi c'est justement fexe ba hôpital yooyu mën a jëriñ askan bi maanaam ñuy faju bu baax te faju bi du dàkk maanaam maintenance bi di dox hôpital bi di continuer di dox personnel bi nekk fa de telle sorte que fu ñu soxlaa faju rek dem faju te du ñu ñëw Dakar wala du ñu dem Ndar wala yooyu daal loolu bu ñu ko mënee vraiment dina doon mbir mu am solo mais comme li nga wax effectivement mbir mi du ubbi hôpital rek bàyyi noonu il faut mu am personnel foog mu am jumtuwaay ak xaalis parce que gis nga maintenance xaalis la laaj parce que boo jëndee matériel bi dafa am maanaam app bu muy dund bu weesoo app boobu war nga ko changer waaw war nga am par exemple ñuy wax système d'amortissement malheureusement suñu hôpital yi réforme bi loi bi permettre na leen ñuy am système d'amortissement ba ci seen budget sax ñuy am li ñuy wax dotation aux amortissements mais en réalité bu ñu xoolee ba ci biir amortiruñu dara dañ koy inscrire rek waaye bu ñuy jënd matériel sa yenn saa yi kilifa bi ci kaw mooy jënd matériel indil leen may leen ñoom bu ñu jëndee matériel xëy na matériel bi ay matériel yu néew la waaye li si ëpp boo xoolee man moom lay wax dañuy dem ay nit ay dem di leen ñaanal ay matériel bitim réew di leen indil ay matériel seconde main te loolu wax dëggantaan man bokk naa ñi gëm ni que loolu war nañ ko weesu. ci tënk rek réforme 98 yooyu lan moo war a doon saafara si mooy ñu comprendre réforme bi li ko taxoon jóg ñu dellu si parce que instant bi nii actuellement ni may wax nii man pour man réforme bi dafa sooxe complètement gars yi bu fekkoon ni nii la ñu war jaar jàdd nañ parce que tey dafa mel ni que fi hôpital yi nekkoon ba ñu def réforme jëlee leen foofu dañ leen fa delloo hôpital yi léegi pour man ay service administratif rek la directeur bi day toog di xaar rek ñu jox ko ndigal mu def alors que réforme bi dañ ko defoon pour que directeur yi ak conseil d'administration yi dogal léegi fu ñu leen di juger mooy mu ñëw saytu leen xool ndax li ñu def baax na am baaxul mais amul li may wax amul responsabilisation parce que bu fekkoon ni que directeur conseil d'administration yi dañ leen di saytu régulièrement di ñëw di leen auditer comme li ñuy wax xam nga fii nit ñi bëgguñu auditer mais di leen audit di xool parce que audit mën nga auditer nit mu def lu baax nga wax ko mais fii boo nee audit rek dañuy def ni que bu ñu la auditer dañu ñëw xool ndax li nga def baaxul dañ lay ŋaññe wala yu demee noonu fekk ni que fekk du loolu malheureusement réforme bi fi ñu doon xaar ñu évoluer ñu foofu dañu dellu ginnaaw dañu dellu ci nawoon tey jii nii mën naa ni ko ministère bi mooy dogal mooy wax directeur yi maanaam daanaka dañuy xaar ñu ne leen def leen ñu def. docteur nekkoon nga directeur Abass Ndao de ndax jànkonte woon nga ay jafe-jafe yi ni mel de doon naa dégg liggéeykat yi di ñaxtu tout le temps la. waaw non mais foofu mais yow bi nga nekkee foofu xaa doxaloo ko woon boobu. non doxal naa ko justement nag gis nga nag doxal yooyu ma doon doxal. parce que man bi ma ñëwee Abass Ndao xam nga mën nañ ci wax parce que dama ñëw fekk hôpital bi nga xam ne bi nekkuloon presque mën naa ne ko ci rapport bi hôpitalu mairie la woon li fa ëppoon ci personnel mairie la donc xamuñu woon xëy na rôle directeur ak réforme bi nu mu tëddee loolu ay incompréhension loolu mais boo fa demee tey laaj ci xam nañu que def naa fa lu baax ba tey jii nii boo xoolee hôpital bi dellu na ci loxo ki ko waroon yore tey hôpital bi dellu na ci loxo ministère de la santé parce que man nag lañ fa njëkk a nommé directeur par décret loolu moo tax te loolu dama ko exiger xam nga mënoon naa ñëw rek biñ ma jëlee suñu maire boobu ndeysaan bu nga xam ne bi moo defoon de façon très démocratique appel à candidature ba ñu jël ma si
bi ñu ma jëlee mënoon naa ni rek nañ ma nommé comme ni maire bi doon nommé yeneen directeur mais dama ni ko non nañ ko teg ci yoon nommé comme ni ñuy nommé directeur hôpital bi maire bi comprendre loolu d'accord. c'était avec Biram Sassoum si moo fa nekkoon. maire waaw Médina non waaw mais kii moo doon maire Dakar Khalifa Sall moo nekkoon maire Dakar waaye première fois bu nekkee maire donc bi mu comprendre loolu ci lañ ma nommé par décret mu ñëw commencé may doxal teg hôpital bi ci yoonu réforme hospitalière te ci loolu la nekkoon te wax dëggantaan nag bu ñuy waxtaan wax dëgg ci la am nañ ci résultat yu baax waaye xam nga boo demoon ba ñi nga xam ne dañu tàmmoon par exemple lu ñu def rek ñu dem jooy ci maire dàq directeur bi loolu amatul woon alors bu ñu demee ba à un moment donné bi ñu dalee ci man ñu gis ni que dañu dal ci ëkk waaw finalement du mu mujje dañu déggoo jàmm ne ñooy kenn gaañu aussi kenn perte si kenn yàqule aussi te wax dëggantaan am naa yaakaar ni def naa fa li nga xam ne lii bërki démb rek jóge naa fa wax dëggantaan directeur bu bees bu fa nekk bi sama rakk bu baax bi Ndiaye maa ngi koy nuyu au passage ma ñëw mu accueillir ma sargal ma wax dëggantaan ak personnel bi yëpp maa ngi leen di remercier donc xam nga loolu bu fekkoon ni que defuma fa lu baax loolu du mu ko am waaw loolu la adieu mais docteur réforme 98 yooyu amoon tey jii ñoo ngi toll si ñaar fukki at ak ñett est-ce que màggetul ba ñu war ko soppi yeneen indiwaat yeneen réforme wala réforme yooyu yu ñu doxalul woon la ñu war a continuer di doxal. non réforme bi xam nga réforme bi baax na mais dafa mais ni ñu ko tëralee baaxul docteur ni ñu ko tëralee moo baaxul. waaw te nag daf si yàgg ba nga xam ni que man moom laay faral di dénoncer naan insuffisance incompréhension et paradoxe. koo si joxañ si loolu. ñi ko yoroon war ko doxal. ñaan la pour ñi ko xamul woon. waaw mais mooy ñooñu mooy ñi nekkoon du ma tudd ay. waaw non mais je veux dire que mooy ñi ŋànkoon direction yi nga xam ni ñoo ŋànkoon mbir mi pour doxal ko maanaam direction des établissements de santé ñooñu ñoo ko ŋànkoon ak tamit bon kilifa yi fa nekkoon yi nga xam ni soit xamoon nañ wala alors xamuñu te man sax li ma gën a jàpp mooy que li si gën bari c'est que xamuñu woon parce que ñee ñoo fa nekkoon ba pare tamit dafa amoon période bi nga xam ne bi il faut reconnaître ça dafa amoon période bi nga xam ne bi surtout dans les années 2000 xam nga réforme bi 98 la mais de 2000 à 2012 ñaata ministre de la santé moo am yow rap fàttalikul ta adia ñaata ministre de la santé il y a ce qu'on a appelé man ce que j'appelle une instabilité ministérielle chaque at ñu changé ministre mais xam nga boo changé ministre bu ñëwee lu mu njëkk def mooy day toog di xool parce que du xam fu muy teg tànkam day waxante dëgg ay nit lañ ak lu ñu jàng-jàng am xam-xam am ay nekk politicien bu ñu ñëwee dañuy toog dal xool léegi avant ñuy toog bay comprendre ñu jëlee leen fi indi fa keneen donc ñi nekkoon foofu ñi nga xam ne ni du ñu am temps xool leen saytu leen ndax seen liggéey baax na baaxul ñu continuer di dawal ñooñu buñ continuer di dawal delloo mbir yi buum bi maanaam ci booy ba maanaam di jaay kilifteef ak ku deful ñu sanctionné la mais loolu la man loolu laa jànkantoon wala sax man boo xoolee ci à un moment donné biñ may considéré comme quelqu'un de ku rebelle wala yooyu mais parce que dama gisoon ni que ñooñu nekk foofu ñu ngi dawal li nga xam ne lii méngoowul ak li réforme bi wax dama leen ko doon wax ba pare dama doon am tamit position bi nga xam ne bi ñu ni kii nañ ko faagaagal te loolu sax daanaka j'ai été victime de ça loolu la quoi maanaam ñi fa nekkoon ñi ñoo doon doxal di def li leen neex loolu mooy mbir mi parce que ministre yi fa nekkoon amuñu temps toog bu yàgg ba mën a saytu xool ndax ngi doxa wala du dox wala bu ñu ñëwee xëy na du ñu nekk ci milieu bi du ñu comprendre bu ñu ñëwee dañ leen di wër di leen wax naan non nii ak nii la xam nga lu ñu wax influence ak trafic d'influence fii lañ ko fekk te am nañu ci aay ñooñu am nañu ci aay ba nga xam ne malheureusement bon moo indi lii moo indi dérive yi nga xam ni bon la réforme a complètement échoué man je le dis haut et fort. ndax bokk nga ci acteurs yi nga xamante ni ñi xalaat ni que à la tête du ministère de la santé dafa war a nekk quelqu'un du sérail. non je ne pense pas man bokkuma ci ñu xalaat ni que dafa war a nekk forcément médecin non mais mu nekk médecin bañ nekk médecin dafa war a nekk kenn ki nga xam ne que dina am suffisamment de courage ak am un leadership éclairé un leadership
avéré maanaam ki nga xam ne kii buñ ko nee jàkk dañ koy respecté dañ koy déglu ba pare mu xam parce que gis nga fonction de ministre c'est une fonction éminemment politique avant d'être une fonction technique mais tamit war nga am suffisamment de waroo pour man waroo nekk ministre bi nga xam ne bi si kim ngay nekk gestu moo lay yóbbaale maanaam boo deful attention ñi la seq techniciens yi ñoo lay dugal ñoo lay guider ñoo lay yilif maanaam di nga nekk situation bi nga xam ne bi yow dañ lay yilif te loolu gis naa ko man damay bañ citer gis naa ay ministres yu bari nga xam ne seen ñi leen waroon ni ñoo leen yilif waaw mën naa la si citer parce que man ci laa bokk man ministère de la santé laa évolué j'ai assuré des fonctions de DAGE de 3 ministres nekk naa seen DAGE donc am na nga xam ne ñi leen wër nii. kon bokkoon nga si ñu doon yilif ministre yi. déedéet man non man moo tax justement ma am problème bu mu si bokkoon kon dama fay yàgg comprendre bu mu si bokkoon kon dama fay yàgg mais dama si bokkul moo tax mosuma bëgg sax jege foofu man mosuma sax bëgg nekk ay DAGE ak ay affaires yooyu man li ma mosoon bëgg mooy nekk ci hôpital yi parce que hôpital la xam chirurgien dentiste laa woon dama doon faj. ba mujj gi jàng ba yàlla daal moo def du woon sama bëgg-bëgg ba nekk directeur hôpital mais yàlla def ni que man maay premier dentiste bu nekk directeur hôpital ci Sénégal. doxalinu ministre bi fi nekk tey ji sa kàddu. waaw kooku moom vraiment gis naa ci moom li ma doon wax léegi tuuti ci wàllu maanaam leadership ak tamit comme li ñuy wax rek fulla ak fayda ba nga xam ni que doo bàyyi sa personnel. di la jiite wala di la comprendre mën nga ko déglu mu nekk technicien mais tamit nga am yow tamit sa xalaat waaw loolu gis naa ko ci moom waaw gis naa tamit ne ci moom ne que man bu ma doon moom daal dinaa ne ko ne gën di waxtaan ak kilifa yi nekk pas ñi ko wër directement mais ñi nekk ci hôpital yi ñi ko soriñ te nekk kilifa foofu toogal ko fa nay wax ak ñoom directement waaw ak yenn kilifa yi nekk fii yu ŋànk paj mi tamit nay wax ak ñoom directement bu mu am ñuy dox seen diggante ak ñoom parce que li si gën bare diggante ak ñiy dox diggante mën nañ yàq mën na sax bañ nekk seen yéene mais mën nañ yàq te duñ ko tey moo tax mais man gis naa ni que mu ngi góorgóorlu mën naa ni que il fait. bokk na si ministre yu gën a taxaw waaw wax dëggantaan nag quoi qu'on dise ak waaw jàmbaar la quoi ci benn côté vraiment jàmbaar la ñu koy ñafe daal waaw te wax dëggantaan nag dañuy wax rek mais am na résultat ah oui boo xoolee hôpitaux yi ñuy inauguré yëpp boo xoolee ci magistère am lañ ko finalisé or mais gis nañ fi ay projets yi nga xam ni ay ministres seqoon nañ ko tey mun ñu fexe ba jeexal projet yi xaalis bi amu fi woon léegi xaalis am na xaalis bi lépp ngi fi mais damay bañ tudd ay hôpital quoi parce que dama ci am ay ñi nga xam ne ñi sama ay nit lañ yenn saa yi sax sama ay rakk ñoo fa nekk yu baax ñu fay liggéey mais am na fi ay ministres yi nga xam ne saa yi ils n'ont pas pu terminer des projets alors qu'ils avaient l'argent et tout parce que comme li ma wax léegi waa soit affaire bi nekkuloon seen objectif wala alors tout simplement dañu xamuloon wala ñu tële wala tamit ñu yilif leen comme ni ma wax nii yilif leen parce que gis nañ ci ay projets yi nga xam ne da ngay gis nit bi nga xam ne bi maanaam surga la ci ministère bi mais dina fexe ba décider décision yi nga xam ni ministre bi xëy na sax mën na ko bañ yëg pour xeex nit parce que nit ki am na lu mu ko def lu ko naqari mu koy xeex di ko jaareel ci mbir yi ministre du yëg dara parce que man gis naa loolu gis naa ko dund naa ko damay bañ dugg ci ay détails mais dund naa ko nag Sénégal lañ nekk te fii lépp lu fi nekk dañ koy wax dañ koy xam. mbokk yeeg xarit yi may fàttali leen rek sunu gan tey ji moo di docteur Youssouf Ndiaye nekk chirurgien dentiste docteur gis nañu xarale yi si suñu ginnaaw ci wàllum pajum bëñ la feebaru bëñ nekk na si bokk na si li nga xamante ni mooy problème santé publique lan mooy bëñ d'abord. mais bëñ xam nga bëñ boo seetloo moo nekk ci gémmiñ te gémmiñ moom la ñuy wax ni que moom mooy buntu lekkukaay parce que nit xam nga nit mënul dund te lekkul te buy lekk ala kulli halin normalement ci gémmiñ lay jaar te bu duggee ci gémmiñ bëñ yee dimbale nit ki pour mu mën a lekk
donc pour dire que bëñ lu am solo la ci nit gémmiñ ak bëñ moom mooy lu jiitu ci li ñuy wax système digestif nit te nit système digestif am moo ko yor moo yor dundam waaw lekk mooy tax nit di dund nit mën na bàyyi lépp ba mu des lekk te buy lekk bëñ yee koy dimbale ñu lekk moo tax bëñ ak gémmiñ ak nit lu am solo la lu am solo. nu ñu war a toppatoowee bëñ. waaw bëñ ñu ñu ko war a toppatoowee moom maanaam di ko nettoyer comme li wax rek wàllu cet di ko brosse di ko nettoyer ci booy nekk xale ba mën naa ni que ñaari bëñ bu feeñee sax gone gi war nañ ko dimbale di ko jox buñ ko joxul buñ ko jox brosse à dents parce que xale bu tuuti âge boobu brosse à dents sax moo gën ci moom mais bu bëñ feeñee ci gémmiñ rek war na mën a am brosse te di bàyyi xale yi di leen jox tàngal ñuy fanaan ak tàngal yi wala lekk tàngal rek dem tëddi nelaw loolu gën a bon ci gémmiñu xale yooyu day tax bëñ yi même bu dee ay bëñ yuy foq mais bëñ yi mën na teel a foq te teel a foq bi tamit du li gën waaw du li gën mën na bët mën na ko indi sax ay yeneen jàngoro ay infection moo tax li ñu mën a aar ci wàllu feebaru bëñ daal mooy di brosse bu baax di nettoyer gémmiñ bu baax. brosse bu baax mooy lan nan la ñuy brossé wu bu baax. waaw ak brosse yu bu baax yooyu yëpp dafa am technique mais yooyu di brosse bu baax ba pare tamit di faral di ñëw ci dentiste parce que am na yu bari nga xam ni ci cabinet dentaire nga koy mottali ko donc fii dama fi nekk ak sax sama benn naataango mënuma fi nekk te du ma tudd turam docteur Mamadou Moustapha Guèye sama xarit. ginnaaw bi nga jëlee retraite. waaw sama xarit benn bakkal bi nga xam ne bi ñoo fi nekk man ak moom ñu koy jàppale ci liggéey bi xam nga ñun daanaka ñun ay docteur lañ tant que ñu ngi wér rek ñun amuñu profession bi nga xam ne bi da nga siy jël retraite dafa mel ni sëriñ du retraite docteur du retraite da ngay liggéey rek dañuy ñaan yàlla rek di wér di mën continuer di liggéey di faj nit ñi di faj seen soxla loolu moo si am solo. docteur Youssoupha Ndiaye ñu ngi lay gërëm di la sant. man maa lay remercier Adia ba ma joxee occasion ñëw seet si ma fii ci sama bërëbu sama xarit ak sama collègue docteur Guèye ñëw seet si ma fii di ma laaj yi jëm ci wàllu santé ak ci wàllu bëñ yi dama siy kontaan dama si sawar yow nag sama rakk bu baax nga xam ne maa ngi lay féliciter di la ñaanal. waaw parce que xam naa la depuis bi nga nekkee ci benn rajo ak télévision bu mag waaw boobu vraiment te gis naa sa liggéey moom macha allah liggéey bu rafet nga mës a def te ma dégg si ay seede yu bari vraiment loolu tamit dama la koy feddali di la encourager di la féliciter. mbokki ak xarit yi yéen it ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di fàttali rek suñu gan tey ji point de vue sur moo di docteur Youssoupha Ndiaye nekk chirurgien dentiste nekkoon nag directeur sa ay structure hospitalière yu bëri nekkoon na DAGE fii fee ci ministère de la santé donc lii lañ leen indiloon tey ji di leen jox dig daje semaine bii di ñëw incha allahu rabbi merci.